asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu di leen sant di leen dalal ci iRadio bu groupe Ebedia Bes di am mbégte tey di waxtaan ak yéen lii xamante ne moo tax réew mi nekk ci jafe-jafe tey gis ngeen fépp foo jaar ci yoonu Dakar yi ëpp na une semaine daanaka liggéey amatul liggéey bu amatul nag boole ci nag ay samba boy di jaar si boutique yi di toj di yóbbu lu bëri Auchan yi Total yi yenn boutique sénégalais yore commerce bi borom taabal yu daw yi maanaam daal koom-koom bi moo nërmeelu moo tax dañu am mbégte tey di dalal ay kàngam seen xam màcc si mbirum économie xaaj si mbirum maanaam nu ñu jënd ak jaay màcc si mbirum laal koom-koom ñu dal président Serigne Mboup di président union des chambres de commerce du Sénégal ak kii di Khadim Bamba Ndiaye Bamba Diagne kenn du ko président sénégalais ndax xam ko màcc si mbirum économie nekk directeur scientifique de l'AREM jóg leen nuyu di leen dalal di leen masawu ci coono bi nga xamante am na ci réew mi Serigne Mboup gis nañu image yi am maanaam ci boutique yëpp ay nit dem di jël bagage su jàmbur di ko yóbbu yéen di liggéey ci yëngu ci mbirum économie mbirum commerce ndax ngeen jàngate loolu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa àdduna di naqarlu wax dëgg yàlla bakkan yi fi rot ndax mooy li jiitu ndax alxuraan ni mu ko waxee mooy benn bakkan rek moo bakkan yi ci àdduna bi yëpp yam yàlla yowmal xayam du àtte nit ci nombre de bakkan yi mu faat benn bakkan rek daanaka faat na bakkan yi ci àdduna bi yëpp di masawu tamit ñi nga xam ne nii jëlee nañ ci ay gaañu gaañu parce que dañ koy fàtte waaye gaañu gaañu yi bari na trop te ñooñu tamit yàlla mën naa def ñu jóge fa seen laago dem wala ñu laago wala tamit yàlla na yàlla bu ko yàlla def ñu jóge fa am fa leneen di masawu ñi nga xam ne ñoo yàqule ak ñi nga xam ne nii dañoo waroon a liggéey te liggéeyuñ waaye lépp rek nañ ko jël rek teg ko ci loxol yàlla bi nga xam ne nii moom moo wax ne danaa leen natt ci ay tiit ak xiif ñëw bi fii tamit lu am solo la ndax daanaka jamono bi dafa xaw a sensible su doon dem bi nga ma invité ñu bari dañ may wax ne ma waruñ cee wax waaye nag nit ki da ngay am courage parce que da nga jiite benn institution boo xam ne nii mooy représenter l'ensemble des acteurs économiques ba pare tamit nga alxuraan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku gis ci yéen lu ban na nga ko dindi ci sa loxo boo ko mënul nga dindi ko sa làmmiñ boo ko mënta dindi nga dindi ko sa xol fan yëpp suñ xol a ngi metti jaadu nañ ñu wax bi danañ ci wax rek ne metti na ñuy jël alalu jàmbur waaye comme li ma la wax rek mouvement de foule moom wala dara buñ fàtte ne même élection yi fi daan am ñun opérateur économique sénégalais yi dañ daan jël barricade suñuy boutique ay boutique yi ndaw yi dañ ko daan dajji dañ ko daan def lépp parce que fu ne am na ñuy xaw ma nañ koy wax ñuy raas ak ñuy raas dem loolu moom lu am la lu am fii la lu am États-Unis lu am France la li ci ëpp solo rek mooy lan lañ mën a def ba loolu du am te du amati waaw mais tant que moom manifestation mi ngi am te nekkul manifestation ñi koy jiite mu nekk manifestation pacifique ñu mën ko dem autorité bi encadré ko mu dem bu kenn wax ne mën nga toog ci média wala ci wax wala nga def dara ba loolu du mën a am ndax ki nga xam ne nii du wut jàmm mooy wutul jàmm ngénte sax lay xaar pour ngénte am mu dugg ci nit ñi bari ful ci mu fexe lam fay def mu def ko kooku moom ñooñu moom liñ man ci ñoom rek mooy fexe ba jàmm am dara am bu dara amee dañ leen mën a rëbb jàpp leen man daal ci loolu laa bëgg a wax waaye nag kenn d'accordul ci loolu waaye li gën a pire mooy li nga xam ne nii mi ngi yóbbu doomu aadama li nga xam ne moo gën a doy waar mooy li nga xam ne mi ngi laagool ay nit yaakaar naa loolu moo ëpp solo sax yàqu-yàqu yi ci am. Xaadim image yu ñu gis yi xëy na daaw nañ ko gis Sénégal waaye gën nañ ko gis fii ay ordre nit daw di dajji ay boutique dugg ci ay magasin di jël bagage di yóbbu di gis sax ñi nga xamante ne xëy na mu nga leen bañ a foogee loolu ñu wax la classe moyenne ñu gaaree oto di jël bagage di dugal ou bien dem ci xale yi di sàcc di jëndaat di yóbbu seen i kër naka lañ koy mën a expliquer.
jërëjëf Alassane di nuyu sama turando Serigne Mboup di souhaiter une bonne journée à toutes les femmes parce que xëy na c'est la journée de la femme journée bi nii góor ñi dañ leen sagal ngir réew mi dal ndaxte réew mi ngi traversé benn moment bu am important ci dundam parce que réew day màgg du ñàkk ay choc mais choc bu nekk nañ ci tirer ay leçons bañ a defati erreur bi ñu njëkkoon def tax choc bi am Alassane xam nga fii moom yàgg nañ fee ñëw Serigne mi sax tase nañ benn jour waxtaan ci loolu ci décision yi ñuy jël ci mbas mi yan impact lay am ci dundu nit ñi xam nga réew booy jël décision da nga koy peese supposé ko xool ko ci secteur yëpp ndaxte boo xoolee rek am benn bët di xoolee benn secteur di jël ay décision mënul ñàkk ci conséquences yeneen secteurs yi lii nii dafa mel ni ressort bu ñuy banque rek di ko banque ba bu mënatu rek mu tëb dañ ko compressé ba mu sonn lii mooy Y'en a marre quoi nit ñi dañoo sonn maintenant nag c'est vrai que mouvement de foule bu amee bon man ancien leader la mouvement élèves et étudiants ba ma amee 12 ans ba may génn université j'étais responsable du mouvement élèves et étudiants lii dafa mës a am ci mouvement fu mu mës a am moom toj beeg yàq bi moom université dañu daan toj suñu restaurant ba pare bu ngoonee du ñu am restaurant bu ñu lekkee ñu dem ins du moins lekkee fa ndax restaurant bi ñu añee ñun moom la ñuy toj mais loolu mouvement de foule moo demee noonu moo tax nag ñuy investir ci état de droit ndax état de droit mooy tax ñu jox état bi loo xamante ni dina mën a tax kenn ku ci nekk ci ñun mën a am wóolute ni état bi dina def lu mu war a def ba jàmm di am jàmm Alassane lu ñu liggéey la jàmm la dañ ci def suñu xaalis boo xamante ni mooy tax état bi mën ñoo fexe ba stabilité di am maintenant crise bi nit ñi Alassane dañoo sonn sur le plan économique sur le plan sociologique sur le plan psychologique sur le plan politique nit ñi dañoo fatigué dafa am lii dafa dajaloon ba pare ñiy wut almet pour taal ko gis nga Alassane ba crise bi amee man j'ai tout fait depuis le 7 février di ñaan nañ ko teg ci suuf ndaxte dama ne mais c'est-à-dire que lépp a ngi fi lii lépp dafa ñor réew da nga koy déglu réew da nga koy dégg xëy na suñu homme politique dañuy dem ba si ak dañu naagu mais fii amul dara lu fi bees nit ñi ñoo épuisé sur tous les plans maintenant nag réew bu tollee foofu njiit li dañ ko soxla ci lenn mu ñaanal ñu am dal parce que sur le plan économique nit ñi dañoo sonn Alassane classe moyenne bi ñoo gën a sonn ci crise bi te classe moyenne bi li muy gën a souffrir mooy lan moom mooy doon liggéey di am loo xamante ne xëy na mën na cee suturlu mais sentiment bi taxawaalu ci réew mi fi ñu nekk nii kenn mënatu la liggéey kenn mënatu la dem man maa ngi soogaa ñëw waaye li ma gis tey dama toog ba chàgg ma ne non Sénégalais dafa découvrir lu mu xamul woon ci moom gis nga boo jiitee réew bu ko bàyyi mu découvrir li mu gën a bon le mu génn ko nit ñi ragalatuñu il faut que ñu dégg ni rien ne sera plus comme avant léegi lépp day changer il faut que ñu topp leen ci changement bi fexe ba nit ñi balaa ñuy jëlati benn décision boo xamante ni day impacter seen économie seen koom seen poche nga xalaat leen parce que pour man décision médicale yi ñu doon jël privilège ko xalaatuñu benn yoon l'aspect économique Alassane bu dul dara nous sommes un pays pauvre bu jàmm rek di xew ay pays bu néew doole lañu. nga teg at mu am mbas nga ne nit ñi rester chez vous nga xam ni pour yow crise bi 1 mois 2 mois lay durer nga génne 1000 milliards pour yow 2 mois lay durer mu durer at te mënatoo génne 1000 milliards xam nga ne nit ñi war nañoo soxla leneen te nit du rabu àll soxlawul lekk kese dafa soxla lekk soxla leneen lu bëri dañ ko xañ loolu nag tax na ñàkk gi sonn gi tax na nit ñi xam nga dama naan booy bëreetuñu footballatuñu seen énergie yëpp dañ ko denc c'est que dafa am cocktail boo xamante ni réew boo ko yoree da nga leen di bàyyi ñu noyyi ñàkk bàyyi boobu nag bu ci amee problème politique ak lépp lu ci mën a am ay conséquences dina metti lool mais sur le plan économique nit ñi dañoo amatul dara lu nekk seen poche te état bi amatul moyen pour jàppale leen te bu ñu demee tuuti dinaa la wax xëy na yeneen crise yu nar a gën a metti yi ñu nar a topp ci problème bi. Serigne boobu yow en tant que opérateur économique liggéey nekk chambre de commerce bu ñu évaluer perte yi xew xëy na amaguñu chiffre waaye naka lañ ko mën a nattee surtout réew bi nga xamante ne dafa ndóoloon avant feebar bi ñëw gën a yokk ndóol mi lii ñëw yokk ci.
waaw xam nga jéggal ma nag ma gërëm leen yéen gërëm sama mbokk mi sama xarit Xaadim Bamba xam nga pression moo ñu fi tax a toog ba ñuy fàttali lu bari souhaité waaye ndegam moom mi ngi fi fàttali ma dara souhaité les femmes suñu jabar yi waaye nag kenn ku ne fi ne ni tey bala ngaa tal feetu sa xel dal waaw voilà loolu daf ci am solo wax dëgg yàlla moo tax ñu fàtte ko di wax rek ne exemple am rek dafa doy parce que léegi la may wax ne moom mi ngi woon Suisse mais bi mbir mi amee dafa ne mi ngi ñibbisi te loolu man yàgg naa ko wax ci Sénégal nee naa leen réew lu tax ñu war a jàppale ci wàllu xam-xam ci wàllu lu mën a doon ña fa dëkk mooy ña fa dëkk bu dara amee kenn ku ne fa nga nekk yaa ngi fexe noo ñibbisee ñi fa dëkkul tamit ñenn ngi fexe nuñ génne muy ku mën a doon nga nekk fi ci di liggéey ouvrier wala nga nekk di liggéey wala nga nekk investisseur mbir mi xam nga dégâts moom nag dégâts bu commencé te àggagul tey laal jikko yi c'est inestimable xam nga dañ ne kenn mënu ko natt dafa am ñaar yoo xam ne nii moo gën a doy waar ci doomu aadama la pauvreté et l'ignorance ñaar yooyu bu tasee ci doomu aadama dégâts bi muy créer fi 1000 ans mën na conséquences yi mën naa am dama lay fàttali rek ne la suñ doon attewoo wala ñuy xool wala sax ñu bañ a attewoo xool histoire bi li passé ci diine yi muy diine christianisme muy diine musulman histoire yu mel nii daana fi am su ma la joxee benn histoire rek mooy li nga xam ne ni moom la ñuy wax xëy na bëgguñ ci wax sax lu bari mi merci ñëpp xam ne ne division bi nga xam ne moo am ci l'islam tey mu jor chiite ak sunnite lii ko indi moo ko indi ba tey conséquences yoo xam ne defoon nañ ko 1400 ans moo ko indi te bañ ko defee yàlla lim leen waxoon mooy yu mel nii soo dekkee suratu nuur yàlla dana istalaqawnahu bi alsinatihim wa taquluna bi afwaahihim ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsibunahu hayyinan wa inda Allahi aziman mu ne lii yéen a ngi koy muuralaat di ko waxante kii di ko wax di ko messageante ngeen jàpp ko ne du dara waaye ci yàlla lu rëy a rëy la ça veut dire que mooy nit ku ne mën naa def bàkkaar mën naa def lu mën a doon mais yàlla dafa bëgg sutura nit sax bu ñu koy àtte ñu suturaal ko ba àtte ko teg ko daan bi loolu daf ci am solo je pense que xëy na ñi ko séq nit public la subhanallah yàlla bu ma dal waaye keneen ku mu daloon tamit noonu lay demee waaye Sénégal ñoo war a toll ci yoon woo xam ne nii ñu suturaal dëgg-dëgg bu mbir amatee ñu suturaal ko te loolu la suñu diine wax loolu la même constitution Sénégal wax waaw li ñuy wax naan loolu la wax kon léegi conséquences yi moom mën naa la wax conséquences yi moom ci Sénégal lay méttee on a focalisé beaucoup plus au champ total mais man dama ci sama gis-gisu bopp Auchan il n'a pas beaucoup de choses à perdre les emplois yàlla baax na nit ku ne soo am ñàkkee sa emploi tamit bu économie bu doxee da nga amaat emploi beneen du Auchan mooy jox emploi ñi fi nekk ñëpp yeneen supermarché ngi fi yu mën a taxaw tijjiwaat Auchan tamit yàlla mën na ko dimbalee mu gëmaat réew mi tijjiwaat mais qualification moom ak marché bi moom man tiituma ci compétence su nit ñi nga xam ne nii ñoo liggéey ci Auchan ne danañ recaser très rapidement li may ñaan ci loolu rek mooy opérateur économique sénégalais yi nga xam ne investir nañ ci loolu ñu gaaw remplace ko parce que man mii lan moo ñu dugal ñun ci jaay ay produits alimentaires ndax bu njëkk électronique lañ daan jaay bi départ Mauritanien yi dañ ko fàtte. Mauritanien yi bi ñu déparé boutique amatu fi woon boutique ci la état bi woote encouragé. opérateur économique ñu mel ne sama papa ñoom ñu dugg ci te bañ ci duggee gis nga ne tooguñ 6 mois ñu régler gap boobu damaa ragal ne su Auchan naree toog yàlla nañ ko yàlla dimbale mu toog mais bu toogul tamit na opérateur yi nga xam ne nii Sénégalais yi nga xam ne déjà commencé nañ ko waxuma ñu bees ñi ci jot a nekk am na ñu ci jot a nekk nañ commencé yokk seeni man-man pour def loolu léegi nag mu des ñi nga xam ne nii mooy dañ naan Auchan perte na mais ki perte mooy fournisseurs yi n'oubliez pas que grande distribution les fournisseurs yi ñoo ëppale xaalis investisseur bi. maanaam ñi di jaay. ñi di jaay voilà ñooñu laa gën a tiital ndax Auchan groupe bu mag la am na ay assurance am na l'état français derrière lui c'est sûr que dana am appui bu ko régler l'affaire bi ils sont pas ni ma jàppee mooy inquiété nañ mais inquiété wuñ tamit ñaari inquiétude rek moo fa am mooy fournisseurs yi ñi leen luye woon bâtiment yi ak ñi fa doon liggéeyee te ñëpp ay 100% sénégalais lañ. ñooñu nag laa bëgg. état bi xalaat ci léegi wala nit ñi xalaat ci nan lañ mën a jëlee préoccupation loolu
que di jël Auchan en tant que Auchan ne moom mooy victime bi. les victimes c'est les fournisseurs sénégalais. les sénégalais eux-mêmes. c'est les employés sénégalais c'est ñi leen doon louer seen bâtiment ñoo gën a nekk victime loolu lu am solo la waaye li ko ëpp solo rek mooy ñu xalaat nan lañ mën a def pour wutal ndaw ñi liggéey gis nga problème baax na trop mais cause problème dafa baax. te li ma lay wax rek lépp ci lislaam Seydina Umar ibn Khattab am na jamono boo xam ne xilaafaam at moom dañoo wax ne xam nga lislaam moom dañ doon àttewu lislaam ku sàcc ñu dagg sa loxo at moom ñu dagg loxo yu bari Seydina Umar bi mu dajee rek staffam dañ taxaw ne leen nañ xool mbir mi lu tax dagg loxo yu bari ñu ne ko ñàkk gi gën a yokk xiif gën a yokk mu ne bàyyi leen dagg loxo yi nañ dem attaquer cause bi indi loolu léegi nag woo leen ne leen ñaari fi am jox naa leen at pour ñu attaquer cause boobu loolu nag bu dañul yéen ñii laay dagg seen loxo moom mooy yéen ñii diriger laay dagg seen loxo mooy man nangu seeni pouvoir ndax loxo c'est pour ay jumtukaay la mu ne man nangu seen pouvoir je pense que l'état du Sénégal wala ñun sénégalais war nañoo xalaat nan lañ mën a joxe ndaw ñi liggéey ndax ñi nga gisoon ñuy manifester mën nga ne 90% manifester wala yàq yépp ndax manifester sax aayul ndax soo gisee ñu baree bari ay kilifa nu ñu dem ci manifestation danger bañ fay fekk lañ wax waaye soo xoolee tabaski wala korité wala julli jumaa yépp day dajale mbooloo genre système de manifestation la boo xam ne nii religieux màggalu Tuuba aayul kenn mosu faa dégg dara mais manifestation pour am lu la naqari nga def ko suñ fexe woon ba jàngal sénégalais yi ñëpp comporté wu ñu mën ko def ci jàmm yaakaar naa da nga gis sax ay kilifa ci biir duñu wax ne mbirum xale la waaye nag li ci ëpp solo moom mooy bu boobaa ñoom ci seen bopp danañ mën a taxaw ba nga xam ne ñiy yàq duñ ko yàq moo tax su ma gisee ci yenn quartier yi ay nit taxaw ña fa dëkk taxaw yor tamit seeni kii ku fi dikk ñu ne la fii doo ko laal lu am solo la man wax dëgg yàlla damaa yaakaar ne mbir mi wax bi dana ko régler population bi tamit nañ ko jéem a régler seen bopp deuxième fois mooy li ñu war a def mooy xalaat nan lañ mën a defee pour ndaw ñi am liggéey ba nga xam ne nii ku leen woo ci dara duñ ca mën a demati. waaw foofu poñ bu am solo la naka la ñuy def pour ndaw mi am liggéey parce que gis nañ comme ni nga ko waxee sànq dañoo tëj réew mi restez chez vous nit ñi mëntuñu liggéey mëntuñu dara man bu fekkoon Guédiawaye laay jógee war a yeewu dem Dakar wut 1000 francs mooy tax ma am suba sama sombi su ma ko amulee ñu tëj ma coronavirus bu amee sax daanaka naa wax ma dinaa dee coronavirus waaye mu day xiif naka la ñuy def justement est-ce que instant bi puisque vaccin yi ñëw nañu mën a lever couvre-feu bi bàyyi nañu reprendre seen activité ñu ñàkk ñëpp maanaam dem ci quartier yi dem ci def ki ñàkk nit ñi pour économie mën a delluwaat ñu doon am as tuut. Alassane xam nga dañ naan lu ñu wooyee l'ivresse du pouvoir nguur baaxul boo ci yàggee loolu tax démocratie di bëgg boo defee ñaari yoon nga dem gis nga dafa am solo nit boo jiitee da ngay bàyyi xel ñi nga jiite parfois tu sens ci décision yi ñuy jël que am na décalage bu am entre ñiy politique ak Sénégal ni ñuy dundee. Décalage boobu nag boo ko bëggee rectifier boo ko bëggee corriger je pense que amul kenn ba ñu commencé jël mesure bi ñu mujjee jël xaw ma nu ñu koy wàññi affaire yi ba 21h ñu tëj dërëw guddi dafa am industrie dafa am économique de la nuit. waaw mooy restaurant yi. boîte de nuit. damay xalaat kenn rek. gardien yi damay xalaat kenn rek. muy siirumaan bi taxi siirumaan. siirumaan liggéey guddi. waaw moom bu xamante ne amul taxi. mëntul liggéey xaritam moo ko jox taxi guddi gi mu daw ci dépense boo ko xañee joxoo ko dara gis nga bu leen xeebal seen njaboot lañu yor comme yow. waaw loolu ay soupape la soupape de sécurité la. gis nga yooyu boo ko yoree ci réew da ngay dégg ñooñu ñëpp boo déggul ñooñu ñëpp ku ne da ngay denc sa mer te li sëriñ wax dafa am solo xam nga amul benn manifestation bu am ci àdduna te du am yàq. France moom boo fa demee black box yi li ñuy yàq ñuy yàq mais boo xoolee ñu bëri dañuy ragal di defa ni xëy na Auchan c'est pour la classe moyenne mais Auchan ba mu fi nekkee yàggul te bu fi demee tamit dañuy dund sans problème. amul du ñu am dara lu mu ñu yàqal ndax ñi koy jaay ñu ngi ci réew mi. ñi koy lekk ñu ngi ci réew mi. mais ñu doon liggéey foofu da ci daan seen doole xale yi. gis nga dinañ liggéey am emploi. parce que le problème mooy. fournisseurs yi nu mu waxee. moom dafa am fournisseurs yi li ñuy jaay ñu li ñuy lekk la ñuy jaay. te ñu koy lekk fi c'est-à-dire que marché dina amaat c'est-à-dire que kii jaay lekk ak ki soxla lekk. moom mënuñoo fexe ba du ñu daje jaayante loolu posé wul problème. mais xam nga tiit bi mooy lan avant Auchan man suñu mbokk commerçant yi tamit ci koñ yi lu nekk na ñu jaayee.
Auchan dafa xam stabiliser prix yi tuuti. loolu marché la xam nga marché moom offre ak demande la. waaw loolu la. moo tax lii dafa am prix. waaw Alassane li moo tax ñuy fay ñun ñëpp ay TVA pour jox état mu tegal ñu état de droit. xaalis bi ñu jox état pour lii la état bu mu fooyee mukk état de droit ak démocratie parce que loolu mooy suñu sécurité. mooy sécurité ñi fi nekk te ñii bu ñu fi jógee ëllëg état de droit rek moo leen mën a jàppale ñoom. bu leer. gis nga moo tax état de droit bu nit ñi nangoo di jël seen xaalis di ko jox kuñ koy jox xamal ni ki la koy jox moo la gën a ñàkk. bëgg am état de droit. état de droit mooy sécurité. c'est clair. battons-nous pour ñu am état de droit ñu mën a am justice boo xamante ni xam nga suñu justice bi amul benn problème ah. nous avons une justice très indépendante sauf sur les questions politiques. moo tax bu ñu nee 99% seen i àtte baax na mais 1% benn dossier politique bu fay ñëw rek da ngay sentir ni dafa bëri manœuvre il faut que ñu fexe ba loolu jeex parce que li ñu perte ci fan yi ñu toog ak fan yi ñu nar a jëm yàlla na fi yem loolu Alassane kenn mënu koo natt ci réew moo xamante ni loof na te li ma gën a tiital Sénégal dafa jëloon stratégie économique am depuis 2014 teg ko ci endettement day leb di investir léegi suñu bor léegi ñu egg 70% doot ñu mën a leb léegi bu ñu mënatul leb dañu egg ci dëkk boo xamante ni maintenant xëy na ay banque mondiale FMI ñooy ñëwaat di la jàppale ñooñu nag dafa am lu ñu lay laaj en contrepartie il faut nga respecter la démocratie il faut nga respecter d'autres règles yoo xamante ne xëy na mënuñu ko wax ci kaw parce que léegi yaa leen jébal sa bopp parce que mënatoo wa ilaa nga passé 70% fonds vautours yi ngay jëm ñi lay lebal ay taux yoo xamante ni kenn xamul nu mu toll léegi yow yaa ngi ne ci situation yu difficile yépp sa économie di nga koy seetaan muy loof gis nga yenn saa dama daan ñëw su may wax yaakaar nit ñi dañuy yaakaar yow doo nit quoi nit ñaa ngi dee lañu lay wax nit ñaa ngi dee mais nit ñi dañ continuer di gën a dee bu ñu amatul alal pour jàppale sax case de santé yi jàppale nit ñi. Alassane énergie négative bi ma gis ci Sénégal yi jeudi ak vendredi. loolu baaxul. loolu du rek problème politique. problème psychologique la problème économique la problème c'est un tout c'est un ensemble boo xamante ni dañ ko dajale ba léegi mënatuñ koo téye ñu exploser. na réew mi état bi dégg mooy mu xam ni jàmmi réew mi moo ëpp doole lépp loo xamante ni mën nañ koo def stratégie politique jeex na gis nga fii ak ndaw ñi gisuñu issue gisuñu seen avenir fi ñu ne ni amuñu ndaw ñi war a ubbi luñu leen yoon boo xamante ni leer na da ngay gis rek ñu naan créé nañu DER créé nañu ANPEJ affaire yooyu yëpp mais un Serigne Mboup mi par exemple toute son expérience fan lañu ko capitaliser ci état bi da nga naan Serigne Mboup Serigne Mboup xam nga ko Serigne Mboup nga dañu màgg ñun xam ko. mais lan la Serigne Mboup capitaliser état bi lan la capitaliser ci moom ba jéem a créer yeneen Serigne Mboup mais non c'est-à-dire que ñun au lieu que ñu jéem a xool nan la ñuy def ba am un Alassane Samba Diop wala un Serigne Mboup muy dem Guinée Bissau muy contrôler ay marché comme ni ko tubaab yi defee moo tax man su may gis ñuy attaqué tubaab yi dafa naan mais de bon droit lu tax duñu bàyyi président français yi buy voyage yi indi ay homme d'affaires français def leen ci avion wutal leen ay marché ndax loolu moom lay yokk mais fii dafa mel ni boo doonee sénégalais moom amoo benn chance dañu jàppale ñeneen ñi à tel point que dañu fragiliser li nga xamante ni moom la ñu gën a war a jaayee ci bitim réew moom la ñu fragiliser di jaay ñeneen ñoo xamante damay naan boo mënta gagné tali Sénégal mais mënoo am marché tali Gambie. justement loolu gis naa ko ancien premier ministre Mimi Touré naan ak comme Doudou Sarr wax na ko aussi benn jour lu ñuy wax la commande publique 1000 milliards ñu ko war a jox entreprise sénégalaise yi di def commande publique bi yenn règle la ñuy indi yi mu ñu ko teg fale jàppale entreprise sénégalaise nekk fi mun a créer emploi yow créateur d'emploi nga xam nañ ko naka la ñu mën a jàppale yéen sénégalais nekk fii pour ngir mun a créer emploi gën leen dooleel pour xaalis bi ngeen di gagné tamit ngeen delloo ko ci askan bi. waaw Alassane xam nga loolu moom wax nañ ko waxati ko. waaw nañ ko waxaat. yow mii ku la tegoon conférence. nañ ko waxaat. war nga cee mën a tontu. ndax yaakaar naa interview nga ay politique. interview ay nangam. xam nga gis nga moment bi xëy na bu ñu waxaat ngay dégg. gis nga tey dama lay wax ne KFC mi ngi ci wetu Auchan mais laaluñ ko lan moo tax leer na Sénégalais yépp ne KFC Babacar Ngom moo ko moom dafa loué marque bi rek. mais Auchan dafa ñëw jël affaire bi def ko affaire tubaab. man directeur général bi ak ñi fa liggéey xam naa leen bu baax dama leen ko wax te damay rendre hommage ba ma koy wax mën naa laa seedeen ko toll Baba Tandia la àndal ma ne ko li nga def c'est très dangereux. tu as pris Auchan comme affaire tubaab te tey ay sénégalais rekk fi liggéey
waxal leen ñoom ñu changer méthode jël ay sénégalais dugal ci biir ñoom ñu porter le projet bi bu boobaa buñ la ko portelee lii ngay def nga naan Auchan dégage ak nangam dégage ak y a beaucoup de sociétés yu nekk fii sénégalais yi di ko utiliser ñoo gën a tubaab sa société mais yow jël nga sa société def ko tubaab ba mu ëpp bon loolu mooy ko loolu nag soo demee ci pays arabe yi dafa mel ne loolu dañ ko comprendre ba nga xam ne nii boo demee Carrefour bi nekk Dubaï wala bu nekk yëpp dañ naan la diw almaxtuma ko moom nangama ko moom nangama ko moom yooyu du yàgg ba ñëw yàqu. maanaam ñu dugal ci projet yi extérieurs yi Sénégal yi ñu dugal leen ci biir. gis nga loolu extérieur yi muus ñoom action. ñi muus. loolu la ñuy def boo demee fële nga fekk fa Volkswagen doon ne fi ay allemand fi nekk. yenn saa lu wàll sax ci ay réew. waaw dama ne la am na ñu muus xam nga léeg-léeg ñun système français bi dafa jàpp ba léegi système colonisation bi. les sénégalais xamuñ dara mënuñu dara ñun tamit ñu dimbale ko ci parce que da ngay toog en tant que ay journaliste ba léegi di la poser question waaw yéen sénégalais yi lan ngeen def keroog dama wax benn journal ma ne ko mais da nga may wax lu fi sénégalais deful. damay wax lu mu fi deful. ma ne ko dañ commencé fii nga toog ci média bii nga toog est-ce que tubaab bu ko fi def sa publicité bii ngay doxal nga xool soo jëlee 1% société tubaab bi defuñ ko xam nga lan la ñuy jël li ci des nag moom mooy état du Sénégal moo am politique boo xam ne nii léeg-léeg. bi muy am ci ambassade yi wala ci fii ñooy jël société tubaab yi jox leen ñu ñëw ak seen saak ñëw ak seen dara ñu jox leen marché yu mag yooyu ñoom ñu exécuté ko nag yooyu la ñuy gis muy visibilité muy autoroute muy tabax jam ñaajo muy nangam mais le vrai économie biy doxloo bul employé Sénégalais yi c'est des Sénégalais 100% kon man vraiment dama bëgg débat bañ a amati. Sénégalais yi li ngeen fi def liñ fi def amul c'est-à-dire luñ fi deful rek la ñuy wax. luñ fi deful rek lañ mën a wax waaye luñ fi def moom kenn mënatu ko wax. soo jëlee histoire. mais Sénégal amoon na Sonadis moo jiitu. moo jiitu ba ci àll bi gën a kii lu tax loolu ñu bàyyi ko mu yàqu wala lu tax dundalaatuñ ko man jëm naa ko dundal demee indi fi période ay easy boutique mais environnement bi moo la ko yàq environnement bi mooy lan bon du environnement état suñu environnement société mooy ñun dañoo jëloon benn choix ne duñ ko gérer ñun dañ koy jox ay franchise comme ni am na ñu doon def xawma tàng na am na ñu doon def fii noonu jox ko ay franchise bon xëy na manque de formation wala manque rigueur législation de travail bu leer nga xam ne ni nit ki bu la yàqalee da nga mën ko rondal indi keneen législation recouvrement dette bu leer nga xam ne boo joxee nit alal bu fekkee moom mi ngi ko yàq nga mën ko teel a jël mais da nga demoon ba nga xam ne da nga dugg ci procédure yu métti boo jëlee nit nga jox ko dara jox ko la nga ciy daj pour jëlaat ko wala la nga ciy daj pour kiyaat ko dafa gën a métti te loolu soo demee pays développé loolu amu fa. loolu dafa am solo te gis nga ma yokkal la ci tuuti rek gis nga comme li Khadim Bamba sunu papa yi ils avaient créé beaucoup de choses soo gisee lii ñuy wax sax nouvelle ville mais Djily Mbaye daf ko créé woon suñ papa Djily Mbaye Alhaji Djily Mbaye soo demee suñ papa Alhaji Ndiouga Kébé dafa moo créé woon Sam Priba créé fi ay hôtel créé fi ay banque créé fi ay mais yëpp dañ ko capitaliser wul parce que réew day dem ba nga xam ne nii da ngay jël ne alalu sénégalais bii duutu alalu sénégalais alalu état bi la parce que état moo ci ëpp actionnariat fii li fi état di gañ ci TVA di ko gañe ci sa salaire sur le revenu di ko gañe lépp moo ëpp doole li ngeen di gañe mais dem na ba nga xam ne ni bu tubaab bi yàqulee rek dara dafa mel ne tubaab bi rek existé. fa laa bëggoon rek existé ba ñu ma tey protection bi ñu defal Auchan mais marché yi tamit war nañ dem protéger ko parce que on ne sait jamais. nit ñi buñ paree ci Auchan. suñ demee ci marché yi lañ jëm ci kër yi lañ jëm ci feneen lañ jëm ñaan yàlla loolu taxaw moo gën. waaw. am na li nga wax sànq lu am solo. mu ne ignorance ak manque éducation da yàq réew. xam nga wax na sànq ñoom sénégalais bu ñu ubbee seen boutique dénk ko sénégalais yi. sénégalais seen bopp dañuy fonk lu leen dénk. bu fekkee tubaab bi moo ko dénk nag dafay gën a fonk li tubaab bi dénk est-ce que amul problème foofu psychologique bi xamante ne bu fekkee ne sama mbokk boo ko moom rek dama ko yàq. bu fekkee bitim réew moo ko moom tubaab bu taxawee rek complexe boobu est-ce que liggéey bi warul aussi démarrer foofu pour ñu changer mentalité nu ñu mën a yoree seen yëf am ful ak fayda bu ñu am bu tubaab bi taxawee. Alassane xam nga benn erreur la ñuy def ñun Sénégal boobu ba léegi mooy dañoo jàpp ni jàng mooy nga dugg école yu ba CM2 terminal ainsi nit da nga koy capacité. gis nga éducation. du rek yoon bi ñuy jël ñun sama genre gi jàng ba doctorat xam nga non du loolu nit da nga koy capacité te gis nga Alassane Sénégal dafa changé bu gaaw waaw gis nga 2019 ak 2021 bi Sénégal da cee changement bu gaaw
état day déglu population gis nga Sénégal bii ñu am tey jii. est-ce que réseaux sociaux yi am na lu mu yàq lu bare. numérique le digital. musiba gis nga Alassane gis nga loolu da nga koy capitaliser jëm koo rendre productif gis nga crise bi nii tout n'est pas négatif. jàngat la. dañ ko jàngat tout n'est pas négatif gis nga sénégalais yi commencé nañoo bëgg seen bopp commencé nañoo xam seen bopp politicien bi moom doole jama amoon jeex na ci Sénégal parce que gis na benn violence boo xamante ni mën na egg foo xamante ni ñaan ñu ko yàlla. donc na politicien xam ni léegi nañu nite bu baax a baax ñaareel ba Sénégal bi commencé na xëy na buy xeex di xool la mu moomul ndax bëgg na am lu mu moom léegi dañ ko fexe jàppale ba ni ñu am ñun. Alassane dafa neex nga am benn produit boo man ñoom Alassane Samba xeex ba teg benn affaire mais dafa neex nga koy suivre xam ne ñii da ngay leen gis ñuy commencé ñiy dem nga ne naan ñu ngi génn fii nga dem ba toog France gis ñu koy dafa neex ci xol nga gis lii mu commencé tubaab bi ni ñu ko amee war nañ ko mën a amee noonu peuple day changer peuple day màgg peuple dafa am ay demandes. am ak éducation aussi. mais éducation xam lu koy indi. Alassane dung ñu dugg école gis nga tey. xamuñu woon Auchan mais ni ñu ko xamee nii bu ko ab Sénégal géré woon du xoola day gën a baax waaye dootul gën a yàqu ndax léegi xam nañ ni te day nekk loo xamante ni duñ ko yàqati c'est-à-dire que nañu commencé capital bu ñëw je l'avais dit Alassane il y a de cela 3 ans. man la woon il faut que homme politique xam ni dara léppay changé seen vie privée amatul ci homme politique. seeni actes yi ñuy teg tey. suba dina leen topp lépp loo xamante dañ koy def tey lu baax ak lu bon day ñëwaat ci kaw lu anglais na what goes around comes around. mooy vaar yi. parce que loolu la technologie la. nga waxoon démb yëpp vaar dina génne. mais je te dis maintenant léegi nag sur le plan économique le Small Business Act les américains yi jëloon mooy jàppale entreprise yi ndaw yi. parce que PMI TPE yi kenn faalewu leen. gis nga Auchan la ñuy wax. jaaykatu caaf yi gis nga ñooñu. cere bi ñooñu yor kër yi. waaw bu leer. léegi ñooñu yor kër yi. Auchan c'est bien c'est 1700 waa ji boo xoolee seen patron bi li mu waxee comme si ay ma yàlla jégal boo liiree message bi mu wax ñu ngi doon jàpp ñu ngi doon dundal mel ni xamul ni liggéey la nit ñi dañ ko doon liggéeyal mu leen di fay. gis nga si wax yooyu ci day blessé nit nañu commencé xool nan la ñuy def ba teg ñun am secteur privé bu dëgër un secteur privé national mais un secteur privé national boo xamante ne sénégalais bu ci nekk di ciy gis boppam tant que sénégalais yi gis ñu seen bopp ci mbir yi loo fi teg lu mu dëgër day yànq day gaaw a def. mais est-ce que l'une des solutions commande publique bi ci la bokk. mais gis nga commande publique bi nañu bàyyi defal ni sénégalais yi mënuñu ko Alassane doo ñëw Alassane ne bëgg nga da nga maa bëgg a jox marché ne ma jox ma marché bu jox ma avion buy dem Mars mënuma ko réew donc day jàng Japon dans les années 60. les produits yi daan jógee Japon sappan la lañu daan wax mooy baaxul 2000 produits yi daan jógee Chine chinois lañu daan wax jumaa yi sax paye dañu naan bu leen ñi am portable chinois génne leen batterie bi ndax tellement bruit bi mais tey anañu ñooñ dañ leen may ñu jàng il faut que ñu xam ni dëkk ñun 60 ans rek la ñu amagum d'indépendance 60 ans d'indépendance dañu nangoo jàng def ay erreurs évoluer il faut que ñu may ñu espace ñu juum mais ñu corriger parce que léegi population bi xale yi jàng nañu gisuma réew mi lu fi manqué léegi da ngay jox benn tubaab marché sax mu jël marché bi jox ko sénégalais moom dafa mel ni suñu politiciens dañu làqatu ci ginnaaw tubaab yi pour am ay sécurité yoo xamante ni xëy na dina am ay luy jógewaat ci loolu te dañuy ragal seq kook Sénégal loolu la ñu war a rectifier Alassane rectifier bopp yi dëkk yëpp a yam boo demoon France gi Alassane ña fa jàng boo xam nga boo bu ñu lay woon tel li ñu baax rek la ñu lay woon mais demal France ku ñu nekk xale ci ñun jàpp nga ni France amul woon suuf amul woon ay paa yu jaal amul woon ay paa yu ñaaw lépp rafet parce que li ñu lay woon la li ñu bëgg a jaay seen dëkk la mais dëkk boo dem ñun nag ñoo nekk suñu biir dëkk ñoo xam li fi bon mais nañu jéem a xool nu ñu koy corriger wane li baax Alassane on a des self-made men dans ce pays mais il faut que homme politique yi bàyyi defar homme d'affaires jàmbur yi nga xamante ni pare nañu ba pare defar seen i homme politique mais dafa neex Abdoulaye Wade loo ko mën a waxal di nga ne moo jàppale diw Macky Sall il faut mu dugg foofu il faut que mu commencer bàyyi les étrangers yi nga xamante ni occupation bu ñu am day dem ba nit ñi psychologiquement dañuy jàpp ni non nous sommes mentalement sous-développés ñun africains mënuñu dara en réalité mën nañ lépp mais c'est que suñu dirigeants yi ñoo jàpp ni waruñoo mën a jàppale ñu traité dara mais ku ci nekk Macky Sall war na commencer saa yu voyager ay homme d'affaires rek topp ko buy dem waxuma la sax ay France ak Europe Afrique gii ngay yem wutal ay marché de tes hommes d'affaires en Afrique Alassane boo bëggee am sax une unité africaine mais
iRadio war na dem Rwanda ñu naan iRadio mi ngi émettre Rwanda mi ngi war na dem Nigéria c'est un grand marché bu ubbeeku ci ñun. mais lan lañ ci xam lan la Nigéria bëgg lu ñu am lan la ñuy def ba mais rien du tout tubaab bi stop and go crise bi nañ ko utiliser comme stop ñu arrêté xoolaat lépp sur le plan politique économique social lépp jéem a xool nan la ñuy def ba jàppale suñu am. justement Serigne boobu lan la ñuy war a ban leçon ñu war a tirer ci crise bi sur le plan économique et surtout sur le plan de l'économie endogène nationale yéen ñii di liggéey ci économie bi. waaw liñ ci tirer rek mooy comme li sama mbokk mi wax mooy am confiance suñu bopp je pense que comme ni mu ko waxee man suis entièrement d'accord ñun sénégalais yi am nañ confiance suñu bopp mais day dem ba nga xam ne ñi jiite ñoo dem ba nga xam ne nii amuñ confiance ci ñun parce que dama la jox exemple rek da ngay gis autorité boo xam ne nii dañ koy invité fii mu dagg avion dem bitim réew. nekk ci usine di ko visiter te usine booboo ngi Sénégal ci ay sénégalais. gis naa ko fi ay yoon. nga ñëwaat ci commande publique bi nga wax xam nga commande publique bi ñun dafa am ñetti façon ci investissement képp ku bëgg réew da ngay encourager investissement étranger ba ci jënd suuf man bañu ma étranger ñëw jënd suuf moom titre foncier bi parce que du yàgg ba mu gàddu ko yóbbu bañu ma encourager laa ko def étranger bu ñëw bu mel ne Auchan ñëw investir indi xaalisam investir mais soo xoolee grande surface yi dañuy investir tuuti mais seen fonds de roulement yëpp ci fournisseurs yi la jógee il faut pas loolu ngeen fàtte ko c'est-à-dire aujourd'hui grande surface yëpp ay DAT la ñuy am du seen xaalisu fournisseurs yi la ñuy jël waaye loolu lépp sax du lu aay li nga xam ne nii moo nekk li nga xam ne mooy daaneel di ndërmeel suñum réew mooy ñi nga xam ne dañuy jóge bitim réew seen état conditionné suñu réew ne leen dama lay lebal xaalis waaye ñoom ñoo koy gérer ñoom ñoo koy def loolu tamit bañuñ ci lu bari waaye suñu état mën naa wax ne 50% wala 50% mu leer ñoom ñoo koy def ñii ñoo koy def au lieu que ñu bañ ko wax ne ko na nga jox marché 20% yi bu boobaa day créé waat beneen société wala mu jël benn employé am jox ko ñu ne kooku la ko jox fekk génnul gaal gi loolu la chinois yi def loolu la di gën a pire mooy ñu jëlati loo xam ne nii suñu xaalis la mi ngi jógee ci jaaykatu gerte bi mi ngi jógee ci détaillant bi ndax da ngay xool Sonatel li muy ëpp di verser impôt xaalis bi muy jógee mi ngi jógee ci benn téléphone communication bi buñ xeeb loolu buñ xeeb que ñu ne Auchan ne way man maa ngi fay ay impôts yu bari mais impôts yooyu jógewul ci moom mi ngi jógee ku dugg jënd 1000 francs jënd 2000 jënd 3000 jënd 4000 da koy reverser rek. kon yow yaakaar nga war nañu xoolaat. kon du moom moo ko fay nu ñu tege économie bi nu ñu koy réorganiser. waaw moom laa wax dama ne la loolu wax nañ ko waxaat ko ñoom xam nañ ko benn affaire rek moo nekk li ñu poser problème. ban la boobu. mooy état bi yoon bi mu jaar pour créer emploi yoon woowu wax nañ ko ba tey waxaat ko. wax nañ ko laama ne gënul waaye man dama leen di wax tey baaxul lu tax mooy soo demee ci footballeur yi ñoom lañ bàyyi ñu xalaat nan la ñuy defee seeni football. xaw ma ci journaliste yi bàyyi nañ leen ak léegi laaj naa la léegi nga ne ma depuis 2012 suñ code de la presse. ba léegi dara mais ñun bàyyiwuñu dañuy ñëw ne la comme mi ngi mel ne nga tëdd feebar ki lay consulter bu ñëwee rek da lay xool rek ne la garab bii nga war a naan du la laaj sa bët nawet ndax garab bi tane nga bu subaa mu ñëw pikiraat. kon tey man agence yu bari yi ñu créé naan dañuy créer emploi mais agence yooyu léeg-léeg moo développé informel ni mu développé informel boo jëlee xale buy doog di génn école nga lebal ko 5 millions wala 10 millions mais kooku da nga ko créer plus de problème xamul musul gérer xamul ni ñuy gérer xamul nangam gis nga xaalis yooyu moo jóg di financer immigration yi xaalis yooyu moo ko financer informel bi moo développé li état bi waroon def mooy lan. mooy entreprise yi nga xam ne nii ñi ngi commencé màgg mu détecter leen investir ci ñoom imposer leen ñu créer emploi ma jox exemple bàyyi ku ne nga xur ci ma jox la sa exemple rek parce que nit ku ne da ngay waxee moom nga jël fii est-ce que da nga war a bàyyi chaque jour benn maison de presse génn benn journal génn benn nangam génn benn nangam génn lan lañ soxla mooy kuy informer nit ñi vrai et juste mais fexeel organes yi nga xam ne wóor na ne boo fa demee vérifier def nangam ak nangam nga doppe leen ñoom ñu yaatu embauché journaliste yi fay leen nga xam ne journaliste yi bu xëyee lan lay mën a def moom mooy day xool information vrai et juste ñu fay la bu baax nga dem ñibbi sa kër mais soo gisee comme neex tey nga jël sa 1 million ubbi sa journal jël ay journaliste teg ci fayoo leen dara te
te ñu ngi dund li ñuy dundee xam nga ko loolu nag mënut a rafetal ab liggéey noonu nag la mën a amee ci activité économique nga bëgg a gis koo xam ni mu ngi ubbi benn boutique am mën naa am mu moderne nii la nga gis xale bi jël boutique am daal di jël boutique mbagg teg toog ci buntam di jaay la même chose kiy jënd duutu xemmemati li muy jënd kay jaay tamit duutu jaayati benn ambulant boobu mën a yàq lépp te li gënoon moom mooy fexe ba ambulant boobu ñu embauché ko ci boutique yi ndax bu njëkk nit ñi daan nañ embauché kenn ku ne da nga naan am benn activité jël sa jarbaat jël sa doom jël sa lépp teg ci mais ñoom ñëpp léegi ñu ngi ci ambulant maanaam état dafa war a dooleel chef d'entreprise yi jox leen moyen ñu gën a créer entreprise gën a créer emploi loolu la mooy yàlla buy dooleel famille yàlla waxul ne boo juree doom sànnil ci mbedd mi ma yoral la ko dafa wax chef de famille bi lay jox doole jox ko xalaat jox ko nangam pour mu dem jëli dundal famille bi kon dañu jàpp ne entreprise yi nga xam ne nii xam nañ leen ñooñu la ñu war a gën a jàppale bàyyi xaalis yi ñuy jël di ko tasaare di joxe ci lii di ko def nga xam ne nii du indi benn résultat nañ ma wax depuis maîtrisard lu fi jaar ci ay programme on évalue benn programme et chaque jour ñu créé waat beneen bu bees waaw fan lañ jëm ak loolu lu am na solo mooy état dafa war a doole entreprise locale yi jox leen ay moyens faciliter leen ñoom ñu mun a embaucher créer emploi maanaam programme yi ñuy créer ay DER kërëb du ko ay milliards yooyu mun nañ ko dugg chef d'entreprise yi parce que ñoom ñu gën a xam employé et surtout aussi constat bi ñu def mooy Ndakaaru soo xoolee bu baax suñu mbokk yëpp jóge nañ ci àll bi ñëw nañu Dakar foo dem quartier boo dem Dakar saret fas yaa ngi taxaw di gaara ci koñ yi mais ñooñu bu ñu amul liggéey ci intérieur du pays bi foo ñëw Dakar am nañu plan d'aménagement de territoire wax nañu lépp ci plan bi dañu war a investir est-ce que état war a jël koppar dugal ko ci àll bi nit ñi mën a liggéey xale yi bañ ñëw Dakar. man xam naa ni foo moo am temps ñu toog étudier les chambres de commerce. waaye am na importance. parce que man non chambre de commerce mooy développement réew gis nga ministère du commerce sax amul njëriñ. États-Unis loolu la. je suis désolé mais ministère du commerce amul benn njëriñ chambre de commerce c'est que Sénégal dañu jaawale lépp gis nga Allemagne mooy économie bu ñu war a gën di mën a toppandoo ci ñun ñii. xam Allemagne PMI ñoo yore économie Allemagne. moo tax ñoo gën a riche ci Europe te amuñu les hommes les plus riches d'Europe. ñoo gën a résilience aussi. ñoo gën a dëgër te amuñu les hommes les plus riches d'Europe. xam nga lu tax. dañoo décider avec Konrad Adenauer ils ont décidé ñu investir sur les petites et moyennes entreprises boo jëlee benn voiture allemande dañuy fexe ba entreprise yu bëri participer ci nga fexe ba dooleel ñu bëri nga am chaîne de valeur. xam ne kii pneu lay defar kii chambre à air. tout à fait kii trou lay defar. kii boulon lay defar ñu tas ko. mais Alassane ku nekk ñam ci dara. réew ku ne da ngay ñam. waaw baax na ci de. léegi nag boo nee léegi kenn du ñam nga ñëw indi Dakar indi fi terre indi fi BRT. su ñamul ñam la voilà léegi mooy lii. gars yi bu ñamul ñam la. xam nga la may problème. boo yëppay daw ñëw te booy ay xale lañu. waaw dañu am doole bëgg am fu ñu ko jaar daan dem ci mbëkk mi nga tëj ko. lamb ji amatul. xam nga ku daan dem Alassane bay tay la sa dund ne da ngay pour jàll géej nga tëj ko ba pare aju mais ni ku ko gisul mu toog rek nga tëj ko rek aju defoon di nga am jàmm noonu da ngay nax sa bopp da ngay nax sa bopp gis nga chambre de commerce yi nit ku ne da nga koy jox li mu mën ils ont les chambres de commerce xaw ma boog comment ça fonctionne mais il faut que ñu def ci étude bu sérieuse xool chambre de commerce yi ndax xam nañu bon je pense que bon man xaw ma ci lu bëri mais je pense que région bu ci nekk boo amee chambre de commerce kooku war a xam entreprise yi am ci dëkk ba yépp war a xam problème war a xam dëkk ba la muy produire ak ña fa nekk lan la ñu war a defar nga am benn cartographie sur l'aspect économique et commercial du Sénégal xam li nit ñi soxla xam ne li nit ñi manqué xam loo foo ko war boo deful étude boobu da ngay nax sa bopp parce que ñun suñu ministère du commerce yi dafa mel ni non importation bëri nañ tëj soble gi bëri na nañ c'est que yooyu ngay dégg c'est-à-dire que doo dégg politique bu sérieuse boo xamante ne day ànd ak développement industriel ne soble gi kat mën nañ koo bay ñoo ko moom mais xam nañ ni kat fii lañ koy bay fii lañ koy bay lii moo manqué nii la ñuy def entre ministère de l'agriculture ministère du commerce ministère du développement industriel gis nga yooyu ñu pàccee day tax man gëw ma bopp mën naa juum je suis pas xëy na dafa gëma ci étude bu profond mais chambre de commerce man ministère du commerce gëw ma ni am na solo chambre du commerce dañu war di déglu foofu pour man fa la homme d'affaires di daje ñiy jaaykat yi fa la ñuy daje ñi nekk dans l'informel fa la ñu nekk ñoo leen gën a xam nga boo bëggee régler problème informel mënoo koo régler man xaar yi mën moo toog fii rek ne woon nañ def lii def régler problème boo leen formaliser du am benn sens nan nga leen di formaliser tant que dégluwoo leen état amul temps di leen déglu mais am nañu ay organisation nañuy defaraat organisation yooyu tant que Alassane affaire bi du wàcc. ak coopérative yi. affaire du wàcc def nii. ñëpp ñam ci
mais bu dee day jóge ci kaw rek wàcc. du bañ a trickle down. mais da ngay sonal sa bopp les gens Sénégal booy bëgg nañoo liggéey mais état du créer liggéey état day créer conditions yi nag mooy Alassane da ngay gis benn marché boo xamante ni yow yaa ngi néew doole am ñu soxla liggéey ngay jox ko keneen ku ñëw mooy xaalis bi rek lay yóbbu jëlaat ay Sénégalais ñu liggéey ko man de gisaguma bokk benn projet à part ñeenti tubaab nga ci gis ñu sol mbaxane yi sóob ay Sénégalais ngay gis te la tubaab ya jàng ba war a mën a sol seen mbaxane yi sóob bàyyi Sénégalais di liggéey Sénégalais yi jàng nañ ko faw ñu xam ne li ñu yor bariwul te ñu ñëpp ko bokk li ñu yor. les 4500 milliards yi ñu yor comme budget suñu xaalis ñu ñëpp ko bokk bu ko ñu ñëpp bokkee bu ñu koy séddale boo ko tegee na nga fexe ba lu ëpp na doon lu dem ci loxo Sénégalais yi te pour mu nekk lu ëpp nekk ci loxo Sénégalais yi ku ci nekk la mu mën jox ko bon ma musuma def étude sur les chambres de commerce mais xam naa ni buñ ko defarul xaw ma nu ñu ko organiser Sénégal je pense que war na am ay chambre de commerce ndax man je suis pas un spécialiste en commerce mais je sais que ni tant que defuñu loolu mu def ñu remonter mu yëg ci kaw mais bu jógee ci kaw def top down bañ a def bottom up dañuy sonal suñu bopp rek mais duñu régler problème boobu. est-ce que yaakaar doo fu ñu toll nii jot nañu def assise de l'économie sénégalaise. waaw xam nga. te assises yi mën a aboutir ci li concret li créer ay emploi pour ndaw yi. waaw xam nga ñun opérateur économique yi. dañoo xaw a marginalisé ba nga xam ne ñi mu woo wax ndax ñëw bi ma ñëw fii sax. da ngeen di wax. waaw non man danaa wax. waaw man danaa wax. kenn moomu réew mi damay wax dama ne la dañu marginalisé ba nga xam ne nii lii bu amee boo ne woon suba on fait les assises de l'économie foo jaar da nga wax état bi lii baaxul mais il faut que ñu téye ko comme avis wala ñu téye ko comme ki feebar ne la sama tànkay metti dañ koy jëlee neneen ci loolu nag maa ngi wax sama benn xarit ne ko dinaa rendre hommage bu baax suñu mag Mansour Kama parce que wax dëgg yàlla daana def man sedd naa ko 88 ba muy metti da doon dem va et vient entre Ablaye Wade ak Abdou Diouf di régler président Macky Sall mii bi mu fi amee problème ak Alioune Sow ci benn mbir président Mansour Kama moo leen woo bureau toog ba régler ko parce que boobu ci moom maire la kii moo yor ministère bañ trouver solution kon nag je pense que tey dama gis opérateur économique yépp dañoo démissionner pour mën a wax ci situation bi pour mën a wax parce que tamit nit ki boo bëggee mu taxaw fii ci antenne bi ne xale yi bàyyi leen li ngeen def wala mu wut ay protection nangam da nga koy may moom tamit mu défendre xale yi ne leen ñii kat il faut leur comprendre loolu daf ci am solo te vraiment il faut que ñu comprendre. da ngeen war a wax ma ñëw non man maa ngi wax. waaw fii maa ngi wax ndax fi may wax ñëpp ñëpp ci ragaluma ci dara. beneen bi mooy comme ni sama xarit wax Bamba Ndiaye gis nga chambre de commerce tubaab yi lu ñu fi tegoon rek nañ ko jël soppi ko en autre manière mais dara gënu koo baax chambre de commerce yi tubaab yi bañ koy créer wuñ ko Dakar première chambre de commerce bi ñu créé fii Saint-Louis la 1870. bu Kaolack sax moo jiitu ba Dakar Ziguinchor 1902 Kaolack 1911 Dakar ay 1926 yooyu la am Gorée moo jiitu sax Gorée laa fàtte 1804 lan lañ ci wut mooy lan au lieu que état bi toog tey ba ci yéen entreprise la wax xam nga travailleurs yi am nañ seen cadre de concertation politiciens yi am nañ seen cadre de concertation mooy assemblée footballeurs yi am nañ seen cadre de concertation mooy fédération mu ngi ne opérateur économique seen cadre de concertation mooy chambre de commerce l'état xamul les organisations xam na ko ndax moo ko autorisé. mi ngi mel ne association de quartier. mais nu ñuy fonctionner mais mu ngi mel ne nga jël fédération sénégalaise de football ak chambre de commerce mooy lii bi nga xam ne institution bi public la du privé. décret moo koy yóbbu moo koy changé kon dafa nekk loo xam ne lu neex état def ci léegi nag waaye nag élection la boo xam ne état amu ci loxo bu dëgër day organiser day bàyyi opérateurs yi kenn ku ne choisir sa délégué mënoon na dem ba nga xam ne entreprise de presse yi dañuy am délégué. jaaykatu gerte yi am délégué ñëpp am délégué élu yi bu ñu toogee képp luy xalaat rek ma nga ci biir ñooñu la ñuy laaj te loolu dañoo bind ci décret bi ba tey à l'état actuel ne état bi warul jël benn dogal boo xam ne nii dafa jëm ci économie wala relation boo xam ne nii ci relation internationale buy laal économie te laaju leen seen avis ñun du ñun ñooy approuvé mais avis kon tey institution bu dëgër la moo ëpp doole conseil économique et social. mais loolu amul. am na c'est-à-dire avis amul kenn tabax baa nga fi lépp nga fi mais ñi ko fonctionnement bi voilà ñaari ministre tutelle lañu am mooy commerce ak finance
mais ñooñu je pense que dañ ko desee xam wala bëgguñ ko dooleel ndax da ngay gis toujours ñu naan wooy opérateur économique boo leen dooleel bañ am benn bopp mais c'est le contraire gis nga tey jii boo bëggee gérer nit ay nit da nga leen di dooleel ba am kenn koo waxal xam nga xale yi tey ñu ngi nii mais koy waxal xam nga ñu bëri ngi yaakaar ne kii moo tax ñuy wax kii ñuy tax mais boo ko seetee koy waxal soo waxee nii kan ngay waxal est-ce que yow ñun sax li ñuy wax ñoom ñu ngi koy dégg ñoom amuñ rajo dégluwuñ rajo toppatawuñ ko c'est-à-dire majorité bi waxuñ moo tax nga dégg ñaan la waxal ak ñoom ki ngay waxal dégluwul sax li ngay wax ka war a déglu nga xam ne moo yor baat bi joxuñ ko doole jum mën a toog woo njabootam ne kaay leen ñu wax ndax ndóol gi dem na ba nga xam ne ñëpp xam nañ ne parent mi ngi nekk fenn foo xam ne nii duutu mën a waxate ak njabootam ndax talatul bu xëyee mi ngi wuti dépense xale yi ñu ngi wut kon daal man li may gis mooy li Cheikh Bamba état bi moo war a toog woo chambre de comme région xoolal région bu ne am na chambre de commerce adduna bi tey dañ ne la benn président français daf ne waxoon là où il y a l'économie il y a la chambre de commerce mu ne il est sûr que certainement planète Mars bis bu ñu découvrir ba am na ñu fa dëkk am na chambre de commerce ndax yow mul xëyam chambre de commerce la mooy jënd ak jaay rek fa nekk mooy ak li nga defoon kon nag da nga bëgg ñu heure bi jot na ñu kii ñu tënk ko ma tënk waaw jot na de waaw Cheikh Bamba ma tënk li may tënk daal mooy li ñuy mujjee ñun ñëpp ñu ñaan gii yàlla moo ngi def xul lan yasibana ila ma kataballaahu lana huwa mawlana wa ala llahi falyatawakkal yàlla mooy wax ne nañ wax ne li ñu dal rek yàlla moo ñu ko tudd ci yàlla lañ wékku gu ci yàlla nag moom mooy nga xalaat lii nooy fexe ba bu mu amati li am na nañ fexe tey ñu fexe ba mu am suba bu mu amati wala bu ñu am na waaye bu ñu ko nëppal tëral ko mu nekk xal yoo tëdd nga xam ne nii ëllëg mën naa jolli man daal loolu lay wax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla guddal fan yi ba à partir tey benn bakkan du ci amiin yàlla bala ñu ngi lay gërëm di la sant Serigne Mboup président chambre de commerce du Sénégal di gërëm Khadim Bamba Diagne di économiste directeur scientifique la rek dañuy waxtaan ci réew mi rek conséquences émédi la nag lan matuwaay la ñu war a jël nag pour réew mi gën a maanaam nekk si jàmm surtout xale yi am liggéey mun a xëttee si di njaboot si da gërëm di leen sant yéen ak jàmm jërëjëf